le plaisir de voir Pape Niang ci suñu vidéo du jour Pape Niang nag nekk artiste bu mag boo xamante ne kenn dootu ko présenté clip bi nga xamante ne moom lañ seetaan léegi taar mu ci way nag taaru jigéen mais aussi surtout ki nga xamante ne moom moo leen di jege tout le temps donc c'est agréablement ci midi bi ñu daal di koy am daal di savourer sa belle voix mais aussi boo koy déglu daf lay xaw a rappeler tuuti côté jazz beeg yu demee noonu ça c'est Pape Niang donc ñu koy def un petit coucou di wax rek ne c'est toujours un plaisir
plaisir pour que bu mu ne ñëw aussi ci 12-14 danañu neex lool ñu xam ci lu mu nekk ak et puis ci côté musique bi aussi ndaxte gëj nañ ko dégg bu baax a baax alors amis téléspectateurs bonjour et bienvenue 12-14 reprend tey nag ci mercredi bi 24 janvier 2018 avec l'équipe du mercredi donc actualité société développement madame Family Collé mais aussi humour où notre historien Samba Diabaré Samb qui est sur ce plateau après ñu daal di dem ci li nga xamante ne moom mooy deuxième heure bi grand Ousmane monsieur Lutte comme j'ai tout le temps le plaisir de le dire moom aussi dina ñëw ci actualité lamb yi donc ça c'est notre menu artiste bi dina ñëw aussi ci kanam tuuti sans plus tarder dañuy daal dem nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom lañu naan bokkal tey plateau bi Pa Assane Seck naka nga def. bismillahi rahmaani rahim. Achetou nuyu naa la. ça va. ça va alhamdulilah très bien oui. c'est sûr. oui. t'as pas l'impression. ça va. kii. Aïssatou. Aïssatou. oui. dafa Aïssatou daan na gën a tàng lii. dafa tàngul. est-ce que dafa xëy ndekkiwul. naan nga café. waaw naan naa café. Aïssatou du ndekkee café de. dafa naan nga café. waaw naan naa café oui pourquoi pas. non. Aïssatou du ndekkee café. ah. Aïssatou ndekkee maa ko xam. lan la laaj ko Cheikh Mbow xam na ko. Cheikh Mbow. Aïssatou lan lay ndekkee du Dakar. fonde Dakar lay ndekkee. bu ndekki xam nga fonde Dakar dafa am vitamine. waaw vitamine boobu nag mooy tax journée bi as boo déggee mu xaw a bonjour bonsoir vous êtes les téléspectateurs xamal ni rek ndekkee na fonde Dakar waaye bu nee yàgg. bonjour aujourd'hui mercredi 24 janvier 2017 tu vois rek ndekkee wu fonde Dakar. bu ne mercredi poobar baa ngi koy sonal. ginaar la ndekkee ginaar boobaa poobar baa ngi ci diggante kii ñu naan mercredi 24 janvier 2018 comme on le voit jamais téléspectateur yooyu lay def de. Pa Assane la koy dal parfois tey daal da ngeen ma yeewoo daal. Pa Assane mu ne bismillah. waaw moom poobar bee ko poobar bi. poobar bi waaw. wala jinjeer bi quelquefois jinjeer bee def loolu. est-ce que du jinjeer bi la koy def wax nga dëgg. gingembre. dafa baax de. très bien waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. di nuyu suñu gan bu baax bi. suñu ndiir Amadou Ahmed. di kontaan yàlla na saxal jàmm Sénégal. amiin am na solo. la belle. anditi nga joie rek comme d'habitude. Asi nuyu naa la ci lay dox. maa lay fay. noo def. ça va très bien. naka fonde Dakar bi ci suuf. non naanuma fonde Dakar gis naa ko naan xam nga fii moom. RD bi fonde ñëppay Dakar bi soo koy defar dafa bàyyi jus Dakar jëm ca fonde Dakar arrêté xamante nañu fonde Dakar bi xale yu góor yëpp ci lañ xëy. waaw loolu leer na naan kon nag nangul. day mbiram sax na sax ñaa xam ne asu saf la nay mbir sax ñaa xam aka saf lay mbir. ay sama abi ko leen nuyoon. waa di nuyu am téléspectateurs yi ñuy seetaan bu baax a baax di leen wax ni leen rek xanaa rek am mbégte ak contentement saa su nekk di jàkkaarloo ngeen seen émission 12-14 lay wax ne dañuy kafakaree rek juste pour transmettre leen ñun tamit vraiment suñu kafakaree parce que reetaan comme dafa baax ci doomu aadama. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne indil naa leen nag tey thème boo xamante ne nii xam naa ni ñàkkul ni xale yi nga xamante ne nii dañ leen di def li nga xamante ne moom mooy mariage forcé dû à la pauvreté tey xam naa ne ku ci seetaan rek sa yaram dina daw di leen wax ni leen aduna nag noonu la kenn ku ci nekk rek ak wàll bi nga xamante ne nii ca nga nekk képp ku ci nekk nag te loolu am ci yow rek man lay ñaanal rek yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko képp kuy sëy rek yàlla nga sëyee ki nga xam ne moom nga bëgg daal sëy daal mariage forcé bi daal moom dara àdduna da koo jarul sëy daal na fekk daal nga bëgg ko boo ko bëggee bu la lalee ci ndës sax di nga sëy ak moom. alors moi je pensais que mariage forcé amatul mais les informations disent le contraire moom ci lay ñëw ci kanam tuuti avec son invité Kombi moom nga xamante ni touche pas à ma sœur ku ne xam na ko donc di défendre rek ñi nga xamante ni moom mooy jigéen ñi seen ak seen yelleef ci kanam tuuti bu ñu paree ci société développement la alors Samba Diabaré Samb comment tu vas. surtout maa ngi lay fay di la nuyu. maa ngi lay fay nuyu monsieur Ndir suñu invité bu élégant bi. nuyu Pa Assane suñu chroniqueur bi nga xamante ni fa tabarakallahu ñëpp a ngi koy seetaan à travers le monde ndax kër bi ma Macky Sall woowee. dafa ne il faut que Pa Assane revienne me voir. waaw loolu Macky Sall woo na ma ne ma Pa Assane ñëw nga ses ko Pa Assane booy dem ne ñu ànd. ñu xam lépp lu fa dugg ñu xam ko ndaxte i président du waaw mais dafa il a besoin d'un homme comme toi ci wetam. ndax li ngay wax dafa pertinent. di nuyu baax la joie. waaw moom ba ma ko takkee ba léegi astaghfirullah ba ma koy waaye takk ba bañ ba léegi.
joie laa dëkk ak moom fa tabarakallah di nuyu téléspectateur RDV yëpp Boubacar Seye sama xarit ba chéri awa maa ngi lay siyaar bu baax Fala Kalidou ñaar ñëpp maa ngi leen di siyaar waa fiñ mi gépp Asietu jekki dekk sama koñ maa ngi leen di nuyu samay xarit lañ tey ñu xanaa xamoo ni man maay defar sëy yi xanaa xamoo loolu waaw expert en couple ku ko seetaan YouTube waaw c'est vrai. expert en couple Waaw. jekki dañ def délégation yow ba sama bundu kër ne ma grand-père émission bi nga def ci YouTube bi expert en couple doyatunu dañ bëgg nga créer groupe WhatsApp ñu ci waxtaana yow chaque jour maa ngi defar sëy yi de waaye lu am kii solo. yow ay Asietu yaa ngi may tooñ de bu ma ne ñàkk sutura dara laa la wax bal wokk bi Asietu kii lu muy def ay sëy te moom sëyul moom a jaaxal. ay waaye itam ni ma daa koo gis bu leen ma daaj xam nga les mercredis li tax ma bëgg ko moom mooy Ami Collé qui est naturellement très agréable et avec beaucoup d'humour bu jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy chérim mën naa ko waxee noonu donc moom aussi nekk ci côté humour bi tout le temps quelquefois même voilà ça truc ça déborde un peu boo ko déggee mu naan jéegi yeeg sama ñii yeeg ñu demee noonu yow xaaral ma jàll ci sama suñu invité Maguette ma ko wax de société développement mu mel ni da nga ami jéeg yow jaaxal nga ma de alors monsieur Amadou Ahmed Ndir il est spécialiste en économie maritime moom mooy suñu invité société développement dañ koy nuyu rek monsieur Ndir ñu ngi lay nuyu. parce que maa ngi laa fay. maa ngi nuyu seen téléspectateurs yëpp di nuyu Ami Collé di nuyu Samba Diabaré maa ngi nuyu bu baax Baye San di nuyu sénégalais yëpp yi ñu seetaan. am na solo donc ci kanam tuuti rek la pêche et l'économie maritime en danger au Sénégal loolu la ñuy dugg ci société développement mais en attendant ñu dem xool ci actualité bi boo xamante ne dañ koy partager ak Paasan mais aussi monsieur Ndir qui va peut-être commenter un peu donc li nga xamante ni moom mooy njëkk moom mooy procès Khalifa Sall bi tey mooy deuxième jour bi donc autant ci côté état bu Sénégal que nguur Sénégal que ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy la ñuy wax la défense di ñoom Khalifa Sall ñu ngi mel ni benn jeu ping-pong lañ koy wax on parle même de 80 ou 90 yoo xamante ne bëgg nañu ñu convoquer mais on a retenu qu'un seul nombre donc mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy jàngat ci deuxième jour bi alors ban jàngat yow Paasan ngay def ci deuxième jour procès bi. waaw dafa xam nga procès bi moom. ku mel ni man dañ ci xaw a sonn lool. yaa ngi ci wax. waaw dañ ci ça fait un an qu'on en parle. depuis le mois de mars. oui ñu téye kii di monsieur Sall Khalifa Ababacar ñu ngi ciy wax dañuy dem ba xaw a essoufflé wu. sauf que nag bu ñu essoufflé woo rek baaxul suñu dëkk. maanaam bu ñu tàyyee ne dootuñ ci wax wala daal di ne daal sonn nañu rek loolu day arrangé ki nga xamante ni newul ci dëkk. dañ cee war a wax nag nekk ci nag mu jaral ko ñëpp nag ndax bu ñu jógee ci Samba dem ci Mapaate bu ñu jógee ci Mapaate dem ci ka ci des te foofu lañ jëm. te yoon boobu waruñ ci àgg. dëgg la dañu war a nekk ci dëgg nga xam ne moom la ñëpp bëgg. ñu ngi nekk ci ay problème de vice de forme. ak xëccoo boo xamante ni ki mu gën a concerné nag mooy monsieur Diome Antoine ñu jàppee ko agent judiciaire de l'État. ba ñenn ñi sax bëgg mu dindi mbubb boobu. parce que dafa nekk luy bloquer un peu le processus selon la défense. oui ci yeneen jafe-jafe yi ñu ci am gis nañ par exemple li concerné direct bi nga xamante ni par exemple médias yi souhaité nañ ko. oui direct bi xaw a difficile. ñu gis sànq rek Ibrahima Lissa Faye mu ngi wax ne que dafa am benn brouilleur de signal. bu nekk ci biir salle bi boo xam ni mooy empêcher sax direct bi wala boog ñenn ñu ko bëgg a def mel ni moom par exemple. avec alors que le téléphone on sait que c'est interdit au tribunal. en termes de en cas de procès. mais toujours est-il que day am cas yoo xamante ni dafa laaj nit ñi xam lan lañ fay wax. ak nan la tëddee. souhait wu Sénégalais yi moo doon mu nekk en direct ñëpp xam lan la. déglu ko comme jamono ni ñu xawoon njortee mbiru Habré. ak yeneen. ñoom par exemple Presse Afrique yàgg nañ ko def depuis kaawu Latif Coulibaly ak Thierno Ousmane Sy. donc pour wax rek ne ñu ngi ci moment bu crucial autant pour la partie civile bi concerné état bi. oui que pour la partie civile bi concerné le conseil municipal. ñenn ñi sax wax ne conseil municipal bi bu constitué partie civile. mooy que kon dafa accuser Khalifa Ababacar Sall. tout à fait. alors que stratégiquement le conseil municipal beneen anam la tëddee. maanaam de façon maanaam nekk partie civile. pour défendre la mairie pour mën a à la limite justifier. li nga xamante ni moom mooy acte bi ñu accusé kii di Khalifa Ababacar Sall. une façon de le défendre aussi. une façon aussi de faire adhérer un maître El Hadj Diouf. qui quand même démb rek
yëngal na tribunal. comme d'habitude. donc comme d'habitude te loolu xëy na peut-être beneen partie bi di nguur gi. bu sañoon day am ku mel ni Maître El Hadji Diouf ci côté am. parce que quoi qu'on puisse dire qu'il soit un avocat pertinent hyper intelligent et tout ce qu'on veut ou qu'il ne le soit pas c'est quelqu'un qui marque son empreinte dafay marqué donc te loolu day peser. donc li ñu ci mën a wax rek mooy ñu nga ca fi mu nekk ni reprendre nañu. dañuy xaar ci kanam lan la affaire di joxe incha allah en attendant que ñoom ñu déglu yenn témoins yi mais on s'y attendait. c'était évident. c'était évident dafa am processus bu ñu nekk boo xamante ni technico-judiciaire. xëccoo la sur le plan politico-politicien xëccoo la. léegi nag politique bi lal judiciaire boobu mooy base u lépp foofu la wax bi nekk. bu ñu waxee démb par exemple ñu ne ñu correspondance bi ñu adressé le président Macky Sall concernant cette histoire là daf ko ignorer. ci déggin selon yenn sources yi. alors que dans l'histoire xam nañ diggante président Macky Sall ak kii di le maire Khalifa Ababacar Sall xam nañu lan la maire bi pesé woon ci avant élection wu président Macky Sall ak ndimbal bu mu ko doon dimbali c'est ça la vérité donc tey ñu ne kooku ignoré na loolu ba xel xalaat. d'accord alors qu'est-ce qui explique selon yow parce que procès bi nga xamante ne bokk na ci procès yu rëy yu Sénégal amal bokk na ci pour après et pourtant on a fait ce procès en direct ñu ci bëri ci rajo yi surtout doon nañu mën a def direct bi bu Khalifa Sall on dit que c'est pas possible deux poids deux mesures yooyu. ban dama jàpp ni boo accusé nit. oui charge de la preuve yow la incombé. benn ñaareel ba bu dee da nga bëgg leeral. fësal ko rek. da ngay am impression que dañu am lu ñu bëgg a nëbb. waaw xam nga tey boo defee parce que procès déballage à la base lañ doon wax en fait. da ngay sóor leen. oui Khalifa Ababacar Sall. potentiel wala probable candidat. qui jusqu'ici lui n'a pas dit qu'il est candidat mais potentiel. ñi ko wër ñoom jàpp ne candidat la. alors xeex politique boobu indi ñu ci fi ñu nekk tey alors le fait que mu indi ñu fi ñu nekk tey. tey boo jëlee procès bi def ko en direct stratégiquement. en communication. dafa am doole loolu. boo jëlee ku mel ni Khalifa Ababacar Sall war a nekk candidat suba. ci élection 2019 bu fekkee ne yàlla dogal na mu àgg ci. war ko nekk. boo ko defee tey victime. l'erreur qui a été commise xam nga assiette lan la. sunu xalaat la nag bu ñu kenn xool ay bët sunu xalaat ñun. parce que dañuy diagnostiquer l'erreur commise par le camp de Benno Bokk Yaakaar parce que simplement monsieur Dieng Ousmane Tanor am na démêlé. ak benn partie de son parti xeexu monsieur Ousmane Tanor Dieng le président Macky Sall ak ñi mu àndal gàddu taw du woon seen xeex mënoon nañ ko sax def ci suuf. waaye dañ ko def sa kaw. gàddu ko wone nekk kii jëmul ci Ousmane Tanor Dieng ci ñun la jëm. xëy na anticiper mënoon nañ ko xeexee neneen am na ñeneen ñoo xam ne bu doon ñoom beneen façon lañ koy xeexee wante boo xeexee nit bi ci gestion de sa municipalité ci mairie ba. ñu fàttaliku emprunt obligataire de 20 milliards bi monsieur Khalifa Ababacar Sall souhaité woon ñu bloqué ko fàttaliku le projet sur la place de l'Indépendance ñu bloqué ko tuuti rek ñu daal di ne en parallèle le ministre de l'urbanisation et du cadre de vie wala le ministre de monsieur Diène Farba Sarr plutôt teg ko à côté mu nekk presque une nouvelle mairie de Dakar entre guillemets. yooyu noonu dafa xaw a diis. léegi nag bi ñu demee nag ba yooyu yëpp nag ki nga xamante ni yaa ngi ko seqal moom nga topp nit di ko dóor faalewu la boo demee ba sës looy def da nga koy gàddu daw ak moom ndax mu réagir foofu lañ toll nii léegi nag fi ñu toll nii tout le monde est dos au mur c'est-à-dire autant monsieur Khalifa Ababacar Sall bi ñu doon wax dina nekk candidat wala du ko nekk léegi dafay nekk dos au mur il est obligé de réagir par contre ki nekk dos au mur dëgg war a mën a régler le problème et en finir et qui a envie d'en finir c'est le camp du pouvoir. Et ce camp du pouvoir là nag dos au mur bi mu nekk daf ko obligé mu war a mun jël procès bi parce que Sénégalais dañoo bëgg mu leer du leeral la ñu def ko en direct te question bu compliqué la parce que boo ko defee en direct victime bi sociologiquement au Sénégal day am doole. l'image on avait l'impression que Khalifa ce qu'il voulait pas c'est le procès nguur gi ou bien la justice parce que dañuy wax ne c'est toujours instrumentalisé ñoo dem jusqu'au bout mais au départ Khalifa il voulait pas le procès. xam nga boo li ñuy wax ne dañuy wax toujours suñu xalaat. ci gis-gis. ak ci li fi xew yëpp li ñu gis yëpp en tout est partie d'une histoire. Monsieur Mbaye Ndiaye de l'APR qui en 2014 avant les élections Khalifa bu bëggee mairie bi dafay ñëw APR tout est parti de là te loolu
ci loolu dafa loolu c'est même pas élégant papa nga baal ñu Ndiaye nga baal ñu rek c'est pas élégant xam nga lu tax élégant wul ñu bokk ñun ñëpp dëkk bi bokk fu ñu jëm bokk lu ñu bëgg nga ne ma non yow bul bokk wala boo bëggee am dara kaay ci man mais doo bokk maanaam maa la ëpp doole loolu góor goo ko wax mu jàkkaarloog yow te loolu am yàlla dogal Khalifa Ababacar Sall gagné toog xeex bi tàmbali malheureusement moment bi ñu waroon bàyyi xel leneen ñu ngi nekk ci benn xeex bu leen tardel jural la léegi lii tey dos au mur procès bi nga def ko en direct nit ñi daañu xam la fa xew defoo ko en direct daañu xam la fa xew nañ ko leeral mu rafet ci ñoom. D'accord alors peut-être que monsieur Ndir am na lu mu ci mën a sànni monsieur Ndir oui par rapport au procès. jërëjëf Asi man dama bëggoon ñaan rek bu fekkee mën na nekk ngeen may ma. avant ma wax si li Pa Assane doon wax léegi li ngeen di wax. oui. ma wax jàmbat. si autoroute à péage bi. ak tarif yi ñu fi ni ñuy fayee ni mu chéré. ma fàttali ne léegi mu am at le président de la République en personne Macky Sall moom moo taxawoon télévision wax ni. tarif yi am si autoroute à péage bi dinañ ko wàññi. te ñëpp xam na ne autoroute à péage bi tubaab yi ñoom ñoo ko yor. di nu imposer ay njëg ya nga xamante ne teguwul fenn. te lu mënta nekk si dëkk mënta ne. ni ñuy def nii man bu ma jaaree si autoroute à péage bi damay yëg ne dañuy sàcc sama xaalis dañ koy foqati si doole. c'est le sentiment te loolu mënta wéy mënta continuer. gannaaw loolu Asi li ma bëggoon wax si procès wu le maire Khalifa Ababacar Sall ma nuyuwaale ko au passage massawu waale ko mën na bari mën na bañ bari. juste fu ma ko tënkee rek moo di lébu yi dañaa wax ñeni yoon wa jaaratul yoon duutul yoon. dëgg la aw yoon ba fekkente ne jaarul yoon. nekkatul yoon. te fii ñu nekk nii tey si état la ñu nekk. état nekkul ni ay nit ya barey pexe wala ya màgg juddu. ñoom ñoo jiite nit ñi ci seeni pexe wala seen juddu. dafa am ay loi ak ay règlement yu ñu teg ci dëkk bi constitution teg ka ñëpp war see sàmm mu jox avantage tey kii di le président de la république Macky Sall loolu ay loi moo ko fa teg. loi yooyu nag ba fekkente ne ñoom ci ña bopp ñoom ñiy toog in la jëfandikoo loi yi dañ koy jalgati dëkk bi ci suux la jëm. ci suux la jëm. ok man naa si wax lu gën a bari juste ma yem foofu wax ni. nanu rafetal soow mi in duggee ko marché. ni ko olof yi la waxee. rafetal soow mi duggee ko marché. lii fi xew si Karim Wade ñëpp gis nañ. ñëpp gis ne lii xew nii. sénégalais yi wax ko ñu bañ ko wax nañu jàpp ne ay nit la ya nga xamante ne tey ñoo yor nguur gi. bëgg jaay nit ñi doole ba mu doonee ba léegi depuis 2012 ba léegi képp ku leen xatal. ñu bundu xatal ko génne ko ci ay pexe ak ay njublang ak ay tappale te loolu mënta wéy day tas dëkk bi. d'accord am na solo li nga wax alors ñu jàll ci la deuxième information et qui concerne bien sûr Salif Sadio dégg nañ ko parce que le président de la République mu ngi ci interdiction de la coupe de boire moom mu génn wax ne duñu respecter boobee interdiction mis à part aussi le fait que rebelles yi nekkuñu dara ci tuerie Boffa bi alors boobee wax lan la mën a jur ci processus de paix bi. ensuite toog nañu fii ñu wax souci économique. Casamance problème bi yëpp li muy bare frustration la maanaam injustice comme je dis nit ñi dem ba benn moment ñu jéngu parce que Casamance dafa yow suuf boo xamante ni say maamaati maam nekk nañu fa sanc ka mu bari ay possibilités nga war ko jëriñoo mais mënoo koo jëriñoo parce que dafa am ñeneen wala keneen ku ñëw xaw ci mel ni ku ci teg loxo fippu boobu jur la fa xew de 80 à maintenant jiitu na sax 80 parce que ci ay wax ñi nga xamante ni ñoo doon xool situation bi wax naa la ne la ci jamonoy Senghor ñooñu nga xamante ni dañu leen jàppee ni dañu maanaam ay ñuy def politique ñiy dëkk Ndar ñiy dëkk Diourbel ñiy dëkk feneen ba seeni dëkk parce que tey ñoo toog ci nguur gi fu mel ni Casamance bëri ay possibilité ñu jël fa ay suuf nangam ak nangam
ñooñu am lu ñu noté lu leen metti yooyu di dajaloo frustration ñu agsi nag ci jéngu bu définitif bu jur lii tey monsieur Sadio Salif ñu fàttali ko assiette toog nañu am benn accalmie jékki-jékki France 24 dara xewul Casamance dem fekki Salif Sadio waxtaan ak moom wax naa ne la junj la woon avertissement la woon Casamance dafa am ñu am intérêt ci mu bañ a am jàmm ñi am intérêt ci mu bañ a am jàmm monsieur Ndaw wax na ko fi la dernière fois ne dafa am ñoo xamante ni ci biti la ñu jóge bokk ci lu ñu mel mu nekk lu ñu xaw a sonal ñooñu nekk ci biti ñan la nañ ko xool kan moo jël tey ku mel ni Salif Sadio daal di ñu koy wanaat mu mel ni yëglu pour wax ñu ne il faut ngeen toogaat waaw ci jamono boobu xëy na toogaat am na wala amul daanaka amul ñu xoole tey ba agsi fii problème mu bois bi mooy souci économique bi mu la wax c'est-à-dire que population casamançaise yi daf ci am ñoo xamante ni ci loolu la ñuy dund. ci bois bi la ñuy dund ñu ne leen léegi bois boobu bu leen ko laalati te ñoom ñu dëkk biir Casamance bois bi bu leen ko laalati d'accord mais am na lu gën bois bi bu leen ko laalati bois bi nii ngeen koy laale moo gën nii ngeen koy laale limite bii ngeen di yem nii peut-être sax ci dégg-dégg ka fa dëkk dina ne waa d'accord fii laay yem ndax waruma créer déforestation naam foofu taw bi bare na yàlla dafa def sutura muy verte Casamance ni Abidjan mel. Mais amoo ci étonnement sachant que dès le début MFDC ci boppam était d'accord par rapport ak décision bi nga xamante ne le président de la République jëloon na ko ngir ñu préserver li nga xamante ne moom mooy forêt bi. boroom xam-xam yi dañoo wax nañu MFDC dafa bëri ay baat dafa am 1 am 2 am 3 am 4. baat yooyu benn bi moo ne d'accordul ci lu ni mel que moom day joxe autorisation coupe de bois. waaw léegi comme moom am na possibilité joxe autorisation coupe de bois permettre ko xëy na moom dina sécuriser ñooñu mu koy permettre. ma loolu beneen problème la am ku jël décision moom nguur gi ne kenn du ko fi dagg conflit ngi noonu donc dañuy wax rek ni soubassement bi nag ren bi lu ñuy wax nii. lu ñuy wax nii le président Macky Sall ak ñi ko wër ak ñi jege dossier boobu ñooñu ko gën a xam fuuf dañoo dëgër fit rek am lu ñu gëm nag ci suñu réew war cee mën a wax mais dama jàpp ni Casamance du weesu lenn lu dul. ingérence bi nga xamante ni am na de la part de la France bis bu dañee ci mbiru Casamance jàmm am fa. D'accord jërëjëf merci beaucoup Passane on va enchaîner ci suñu rubrique société développement ndax ci ànd ak monsieur Amadou wax naa ko Ahmed Ndir qui est spécialiste en économie maritime Passane c'est que la pêche et l'économie maritime en danger au Sénégal. monsieur Ndir lan moo xew ci géeju Sénégal jamono bi. Basan li xew defe naa neexu la dégg waaye ñëpp a ngi kaa dund ku ne yëg na ñàkk jën gi ci sa biir cin ab yabay 2 fukk wala 4 fukk defe naa amal woon Sénégal léegi genn ak yabay 2 fukk lay jar ba ci 4 fukk. non jaratul sax 100 francs 200 lay jar. du dëgg madame dégg naa li Ami Collé wax. bon li xew ñëpp a yëg nekk xam nga lan moo nekk Basan moo di ni géej ak koom mi la jóge ci géej dala joxe alal la joxe teraanga waaye itam la xeex pour ndóol ak ñàkk ci dëkk bi man fay jog la dundal nit ñi gëstukat yi wax ne ñene ci biir yaramu nit da ci am lenn la xamante ne mënu say ñàkk la tubaab yi tuddee protéine animale protéine animale boobu noonu jàpp nañu ne téeméer baa jël ñett fukk yi 80% ci jën wi lañu kaa jëlee maanaam li ma la bëgg a misaalal foofu moo di ni nun Sénégal nu dund ndax wekku ci géej ba duggee ci àddina bi wax nañu ne àddina bi ba mu daj nun noo ñii la lekku jën ci àddina noo la ci tubaab les 2e voire les 3e consommateurs de poissons au monde benn ñaareel ba téeméeri junni ak 4 fukki junni nit ci Sénégal ñu ngi yëngatu ci géej gi ñetteel ba li koppari géej la dugal ci dëkk bi ba jële 2016 téeméeri milliards la ak juróom-ñeent fukki milliards ak juróom-ñaari milliards ya teg benn maanaam 197,1 milliards la géej gi dugal ci biir num koom nekk ci kanam te loolu noonu moo wax la ne loolu noonu jotewul dara ak la mel nii
zircon bi xamante ne si koomam géej la jóge loolu noonu jotewul dara ak la mel ni pooram Ndakaaru bii nii li moo dugal ak yeneen i activité maanaam si gàttal téeméer baa jël genn wàll gi si géej laa jóge la la jóge si koomam géej si Sénégal gi loolu la noo dunda waaw ndax loolu kenn du ko fonk saytu ko li xew mooy 2014 le président de la République signé na ay accord jël nu géej jébbal ko fanweeri bateau ak juróom-ñett 38 bateaux navires yaa xamante ne tubaab yi ñooñe moom Union européenne ñooñe moom si 694 millions laa wax waxuma milliards millions de francs at mu ne ñu jébbal suñu géej bateau yooyu noonu ñela napp si nu biir géej ay quantité yi illimité mën a dem ba 1 million de tonnes par année kenn waxul dara kenn waxatul dara kenn yëngatootul dara ñu yàq géej gi complètement maintenant dafa am leneen pétrole baa ngi ci géej gi bu ñu ko fàtte. dafa am leneen la gën a doy waar la ñëw tegu si waxoon na ma ko fii bi ñu ma invité 31 décembre ak Bamba Faye ma ni am ndaa toj ndaa du tax a bare yi ndaa d'accord dëgg la pétrole comme ma baax la waaye bu kenn fàtte ne comme mi ñu am tey mu gën fee wér gën fee sax pêche la ak économie maritime ndax pétrole bi day ñëw yàq suñu géej wala déet ndax dañu war a ñëw jël pétrole bi ne dañu am pétrole d'accord in yàq géej gi ba kilo bi yabay la jar ñaari téeméer ndax waruñu tey def ay études ya nga xamante ne dañuy permettre li tubaab di wax étude d'impact sur l'économie parce que suñu économie si boppam moom mooy wëlbatiku ma waxoon fii ak Bamba ma ni ba tey jii nii état bii deful benn étude bu jëm si loolu bu jëm si ban impact la de exploitation pétrole bi nar a jur ëllëg ndax suba dañu war a jëm si di jënd kilo wu yaboy junni di ko importer Chine wala déet ndax suba dañu war a jël téeméeri junniy nit ak ñeent fukki junniy nit yóbbu leen ñu ndóol ñu torox pour lu mat junniy nit kese ya nga xamante ne ay milliardaires la ñuy nekk comme li xew Biafra am ay ña nga xamante ne ay milliardaires la ñuy nekk juróomi téeméeri nit wala juróom benn téeméeri nit ñu yor ay milliards yor ay jet ba pare am 700 wala 800 000 personnes ya nga xamante ne dañ leen di toroxal ndax foofu la ñu bëgg a dem voilà les questions que j'avais posées le 31 décembre depuis at maa ngi wax loolu ma ni dafa jot ñu taxaw tuuti déglu nit ñi parce que ab dëkk mënu laa kaa yor si naka la ne u defe nii ñaareel ba ma yokk si ma ne ñii ñaa jëflanteel fii si géej gi alay mool ay lébu lañ ay bañkat lañ France si boppam masuta coloniser Cap-Vert est-ce que xalaat nga ne ñun dinañu nangu français yi ñëw jël seeni bateau jël ñeenti bateau dugal ko si biir géej gi xawi suñu sutura toroxal ñu amam koom ba pare ñu toog di muñ duñu ko def bu ñu bëggee lu neex léegi lii xew nii lii tax ngeen di wax ni mooy France ak Total dañuy yebal ñeenti bateau ñu ne dañuy ñëw si géeju Sénégal di def ay xayma di def ay gëstu bateau bu si nekk bu duggee si fenn si géej gi dañu wax ne dañ ko war a dànd fukki kilomètre juróom benn kilomètre si kanam juróom benn kilomètre si gannaaw wet gi kenn du fi napp boorab tànk bi kenn du fi napp boorab gopp bi kenn du fi napp waaw la mel noonu si diggante Ndayane ak Jifir les pêcheries lii tubaab la wax les pêcheries maanaam fii ma répété dog ma la yàlla dog on empêche aux Sénégalais de pêcher dans leurs eaux dans leurs eaux parce que une multinationale a besoin de cet espace-là pour ñeent wala juróom benn weer Ami Collé am na ba gën a doy waar bii dañaa seet kese depuis at maa ngi wax loolu bàyyi ñu xel dafa jot nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kii si géej gi ñu wax ak nguur gi wax leen dëgg ba amee sab tool doo ko ñag ba seete pétrole ab teen la boo daj pétrole ba est-ce que faaw ne fa pétrole ba nekk dinaa mayeti mool mu napp fa ñu yàq paas bi in yàq xeer yi in booy place yooyu noonu ba bëggee nappati dootu laa napp lan moo la am lan moo nar a xew ba kenn gasul benn teen li ñeenti bateau kese la ñuy wax ay milliers de teen la ñuy gasadi ay milliers de teen
teen ba nekk gase ba pare ndeka booy in ñakka kenn du fa nappa léegi naka la nappakat yi la def dañuy ñaaray dañaa dee pauvre te mënuñu dem géeju Mauritanie. alors Nan? maintenant ma ni Mauritanie dafa jot doo fa dem. dafa jot ñu toog wax ak nit yi xool parce que waxoon naa fii Bamba ma ni ka Sénégal du Guinée équatoriale Sénégal du Qatar Sénégal dëkkëb nappakat la te kenn du am ndaa toj ndaa da ngay boole ñaari. kenn du am ndaa toj ndaa te pêche ak économie maritime li muy dugal ci dëkk bi moo ëpp fop beneen koom moo ëpp ciment li fi ciment di dugal tollul noonu li fi télécommunication di dugal tollul noonu amul benn économie ci Sénégal buy dugal ci dëkk bi koom mu toll ni pêche ak économie maritime li mu fiy dugal et am y a pire au même moment yéen dégg yéen ne baa demee Sendou état bi dafa pare pour def fa port toj nañu kër yi fa nekkoon diggante Sendou ak Tubaab Jalaaw juróom-ñaari kilomètres la ñu ne dañaa samp port Tubaab Jalaaw te port yooyu noonu du comme portam Ndakaaru bi ala port bi yaa xamante ne bateau ya mag ay tanker ñoo faa nekk ay port minéralier li dale Bargny ba Ndayane duutul am ak tefes yi dañuy toj lébu yépp xam nañu ne tefes yi dañuy toj gaal yi dootuñu mën dem géej parce que dañuy yàq tefes yi mënuloo defar port tubaab yi wax nañ loolu ñi jàng wax nañ loolu te defuloo ay étude courontologique daal def ay maanaam daal xayma ndaw mi ndox mi ni moo doxee ni moo bayee defuñu loolu est-ce que daal def un développement sans les autochtones aujourd'hui ce gouvernement tend à développer ce pays sans les autochtones c'est un grand problème. sans les mënula ak nit lébu yi dañuy wax ñene kenn du bëggal ak nit la mu bëggul mënta ne. d'accord ba fekkente ne daa ma bëggal la baax te li ma bëggal damaa rey est-ce que dama kaa nangu nga bëgg ba moo ñu forcer. taxawalee poorab Sendou ñu taxawal poorab Tubaab Jalaaw diggante Sendou ak Tubaab Jalaaw 7 kilomètres la yéen Sendou Ndeyaan mais c'est dala tas kenn dootu fa dem kile et au même moment ma jéexal foofu ba fekkee mën naa ma waaw da ngay àggale li ma bëgg a wax mooy que port minéralier yooyu bu boobaa zircon bi dootul jaar ci raay bi ñu defar muy agsi ci port bi day dem directement foofu. mbaa yëg naa ni bi ma fi waxee daaw xaw ma daaw jéeg bi Aly Ngouille ñëwee bi ma waxee ma ni zircon ab Sénégal moo gën a yomb tonab yabay monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye jaar na si télé yi ba léegi waxagu leen si loolu wax leen si. parce que il faut moom qu'on wax rappelle na ne loolu dëgg la. il faut qu'on rappelle et ça zircon ab Sénégal moo gën a yomb tonab zircon moo gën a yomb si Sénégal tonab yabay d'accord Sénégal fi mu toll nii ren moo nekk le 2e exportateur au monde de titane nañu wax si yooyu une wax politique baa xamante ne dala jëmale dëkk bi kanam moo gën naxaate yi. titane bi lu muy rapporté. titane de xam na ma ne ren dinañu si def lu ëpp 620 000 tonnes alors que Ilika moo nekk le numéro 1 au monde te Ilika pour mu raw nu ndax boole li moo am Australie ak li moo am Afrique du Sud ak si yeneen i dëkk yi pour jiitunu titane moo la defar lépp laa xamante ne ak xarala la si àddina bi tubaab yi pare pour nelawal nu pendant 10 ans parce que boobu ba léegi ñu ngay seet yeneen i méthode de remplacement yaa xamante ne dinañu ko may amaguñu ko léegi dañuy noonu nelawal fee fukki at ba ko defee nu dal di nelaw une raté la chance l'une des chances de notre vie voilà ce qui se joue maintenant li ma doon wax si port yi léegi ma daaneel foofu maa ngi fàttali sénégalais yi ne ba ñu bëggee gëstu li ma wax ni mën naa dem chambre de commerce ba Kaolack document yaa ngi foofu d'accord en 1920 le port de Kaolack était le 3e port de l'AOF port ab Kaolack en 1920 doon na traité au moins 1620 bateaux d'accord donc bu ñu bëggee defar dëkk bi defar un développement structurel réel dañuy ubbiwaat le port de Kaolack defaraat ka ñoom xayma nañu ñu ni portu Kaolack bu ñu amee 320 milliards mën na kaa defar waa 320 milliards nga defaraat Kaolack mu nekk ab centre dox mu nekk 2e ville baa xamante ne dala am doole nuy tali yaatug d'accord baa jógee Burkina Faso u gagné 2 jours boo amee conteneur war a ñëw Dakar nga mën a gagné 500 000 une nouvelle ville puissante formée wu foofu
d'accord macrocéphalie bi am dans la région de Dakar ñu éviter ko wàññi ko pour 320 milliards est-ce que loolu gënul TER bala jar 1000 milliards. quand même. voilà c'est pas du question wu koppar yi am nañu koppar yi di far dëkk bi waaye ndax am nañu fit wi ak fulla ji loolu lan la laajte. mooy talent bi dama bëgg a wax benn affaire. waaw daal war nañ fonk nappkat mais waa sama waa koñ waa hydrobase yëpp dañuy mer di kaas chaque jour nappkat yi sonn nañ trop dañ daan dem géej dañ daan dem géej bu ñu demee géej duñ sax dugg frontière Mauritanie ba fay amuñu sañ-sañu dugg fa napp amuñu sañ-sañu dugg Mauritanie napp parce que hydrobase saa yi dox Mauritanie la def dañuy yor GP dem ba ci biir bu ñu demee frontière naan fii nañ jam fii da nga jam biir Ndar sax Mauritanie yi ñëw gaari seen bateau sénégalais mooy sàcc su 1000 bâche yi ñu sol benn 75 000 ci xam ne li may wax moteur 75 yi 1 million 200 000 francs la jar benn moteur ñu nangu sa gaal 45 mool nga nangu bâche yëpp benn 75 000 nangu 4 moteur 75 benn bu nekk 1 million 200 c'est terrible digal gaal bi wàcce la salsal nañ ma jéggal goxambaaj ca désert ba nga war a doxee Mauritanie dox ba Ndar dugg ba biir Saint-Louis lu ni mel normal li mu wax nii un témoignage intéressant li mu wax nii am na loo si waxoon mooy sunu pirogue yi ñu téye fële ca 3000 plus de 40 milliards le ministre de la République ñi meñ a taxaw jàkkaarloo Sénégalais yi xam naa la mu ñu wax mu ne c'est un problème privé c'est terrible te kenn waxul ci dëkk bi c'est terrible ñetti junniy gaal la naar yi téye Mauritanie toroxal ay waa Yeen toroxal ay waa Ndar ay nit ya nga xamante ne ay jàmbaar la ñu yor seen bopp ñu téye seen alal depuis at ak lu topp état bi réagirul benn yoon mieux état bii moo fi waxoon fii président de la République jël engagement ne day jox mool yi juróomi junniy moteur ñëpp dégg nañ ko ana juróomi junniy moteur yooyu loolu amul non am na mu joxe waaye moteur yooyu mu joxe noonu juróomi junni la ñu waxoon balaa joxe moteur balaa jote moteur ku joxe 250 000 ah bon ba compter 250 000 yiw la joxe apport nun noo ko joxe bon 1000 moteur la 1000 moteur la xam nga ñaata moteur lañ joxe pas plus de 2300 moteurs ba pare ñu budgétiser que dans le budget de 2016 ana koppar yooyu ba pare ñu ñeme ñaat demaat tefes jàkkaarloo ak moo li ne dañ leen di may 20 000 moteurs yow lan ngay diggee nit 20 000 moteurs alors que 5 000 yi nga xamante ne moom nga ko diggoon joxuloo ko ka est-ce que vous pensez pas que c'est sérieux ça est-ce que vous pensez que ni ñu bëgg a doxale dëkk bi nii la parce que moo li ñu jóg am fayda xam lan la ñu représenté xam seen bopp organisé wu ma juste ma benn bu ndaw rek laa bëgg a wax mooy asal gis nga Saint-Louis yi ma dëkk Saint-Louis bu géej gi doxul Ndar du am dara day wow transport dox dara du dox moo li laa war li ñu ñaat yomb na yokkal essence yokkal la waaye nañ am droit napp d'accord alors une information qu'on a reçue ce matin fële ca Cambérène il y a eu chavirement d'une pirogue donc 2 morts lañ fa wax mu mel ni suñu mool yi parce que c'est pas la première fois ci octobre bi il y a eu aussi à Fatick benn chavirement boo xamante ne am na au moins 6 mois ndax nee nañ 2 plus 4 yoo xamante ne dañoo disparaître et jusqu'à présent xamuñu lan moo ci wundu un tout petit peu pour protéger suñu ñi nga xamante ñoom ñooy suñu nappkat yi lan nga ci gis. yow xam naa la waral loolu assez wala fi dañaa wax ñene que la yéene mbooy du la soññi waar. dëgg la du dëgg. oui. gis naa nu ñuy dëkk si boori tefes yi. ña baal ma wax ko waaye moo dëgg ñii xaw a dëkk si ginnaaw dañu mas a jàpp ne nun noo la réewi taax nun noo la réewi tefes. tey ban nu ñëwee kenn du ñu dimbali. gis naa ma maam Baye Coor ni mu doon demee géej ma may bàyyi ni ñu doon demee géej ba tey noonu la nit ñi di demee géej. la pêche au Sénégal est obsolète la pêche artisanale elle est archaïque bateau yi nuy maamaati maam yoroon. gaal yi nuy maamaati maam yoroon ba tey moo fi nekk. oui mais on a vu aussi quelques efforts de l'État du Sénégal ak waa ANACIM moom mooy système d'alerte ñu doon ñu joxe yooyu yëpp quelque part est-ce que mën nañu wax ne suñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy nappkat yi respecté nañu li nga xamante ne mooy dispositif sécuritaire bi nga xamante ne nguur bi teg na ko pour nappkat yi. xam naa soxna si. dëgg la mool yi am nan la ñu war a def. waaye li ma la wax léegi nii nekkul ma xelaat dama la defal constat. ma ne ni ñu doon demee géej 1945. ci Sénégal. ba léegi noonu lañ la demee géej. d'accord kenn assisté wul benn mool.
kenn dimbaliwuñu ba demee Maroc gi bi ñaa sàmmi gëléem boobu nu ngay dem géej ba demee ba Maroc gën noo mën a dem géej problème am na ok fan laa dégg ñene fii ci Sénégal fii à la maison navale fan la defaree ay gaal amul maintenant mool yi kan la dimbaliwul à la dimbali sa bopp d'accord c'est important li ñu war def mooy fexe jéem a aaru jéem a fexe di am ay gilet bu géej gi ban nañu géej gi dax yëngatu ña toog in ànd ak dal in jéem a dimbali ñay bopp ni ñaa dimbali ñay bopp moo la dooleel ñay mbokk dooleel ñaa xamante ne dañuy ñaa téele waaye nguur gi fi nekk téelewul mool d'accord am na solo waxtu bi dab nañu il faut que ñu daal ko yemale foofu bien que sujet bi mën nañ ci wax lu bëree bëri en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax monsieur Ndir di wax rek ne yow ci côté lépp lu jëm ci wàllu napp économie maritime yaa ngi ci expert nga ci moo waral ñu daal lay juste une chose oui que monsieur Ndir bi oui bu Sénégalais yi xamee zircon tey moom di si wax waaw c'est lui oui zircon d'ailleurs problème foofu ca Casamance bi ñu doon tudd léegi ñu lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup alors tout de suite une vidéo pour changer d'invité Love the mom, say the vibe. Love the egg fan, love the bite fan, love the mom, share the vibe, be in the bite fan. I know soon gonna say the vibe. Bambare original vibe, mama, say the vibe. Bite fan, never jingle. You know, no the jelly. Bite fan, never jingle. You know, no the jelly. Love the mom, say the vibe. Love the egg fan, love the bite fan, love the mom, share the vibe, be in the bite fan. Suga monyo we, bite fan, yeah, nechi mani we. Su aji bonyo we, bite fan, yeah, nechi mani we. Su maganyo we, bite fan, yeah, nechi mani we. Nikure wolju maje.
The Baye Fall moom mooy suñu premier invité suñu Binguel Jolof non je veux dire clip bi Love The Baye Fall noonu la tudd donc yow nag Binguel Jolof noonu nga tudd donc yooyu suñu premier invité de la journée donc di artiste bu njëkk bi ñuy invité ci biir plateau bi clip boobu ngeen seetaan moom moo ko def alors Binguel Jolof ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si di leen nuyu di nuyu ñoo bokk plateau bi. di nuyu caméraman di nuyu tout réalisateur yi nga xam ne sumay xarit la ñoom Bass Rassoul. oui ak Pape. moom it animateur la yaakaar naa fi. dëkk Yëmbal. maa ngi kontaan trop ci invitation bi di la wax ni yow it yaay Fall nga. parce que philosophe morceau bi. mooy loolu quoi ku ko dégg da nga yaakaar Baye Fall. bon ci côté tarixa mais waxee moo Baye Fall ci tarixa parce que bu mu waxee Baye Fall am na ci Tidiane. am na ci Mouride am na ci Layen. am na sax ba ci chrétien xam nga parce que Baye Fall mooy ki nga xam ne nii mooy li nga def. parce que man yaakaar naa nit ki boo amee yéene wala am facilité. defal la loo xam ne nii. am na ñoo xam ne buñ la ko dee defal day xaw a métti ci yow. kon yow nii nga ko defee kon yow yaay Fall nga xaw ma Mouride nga xaw ma Tidiane nga mais kon ko loolu concerne mais yow yaay Fall nga. état d'esprit la exactement. mooy la philosophie de l'action. merci beaucoup c'est important merci beaucoup waay. mooy rasta. am na nooy mel sax ñu ne la yow yaay Fall nga. voilà donc liñ koy dégg bëri na. c'est important pour que mu leeral ko. wax ne c'est une philosophie au-delà même ci li nga xamante ne moom mooy caractère ou confrérique yi donc ku ne mën nga doon yaay Fall ci nit la rek. comme moom aussi mën naa ne Baye Fall la et puis Baye Fall bi sax moom la way ci biir vidéo bi nga xamante ne moom lañ leen wan léegi avant même muy rejoindre plateau bi alors Binguel Jolof qu'est-ce que ça veut dire. Binguel Jolof c'est en pulaar quoi. Binguel mooy doom. Binguel mooy doom Jolof. doomu Jolof quoi. D'accord voilà. alors sa carrière musicale parce que gis naa ni am nga carrière bu riche quand même même bu fekkente ne ci scène musicale bi donc miinuñu la bu baax a baax depuis 97 99 amoon nga groupe boo bokkoon. finalement mooy loolu luñ ci expliquer. ok maa ngi gërëm dama lay gërëmaat. aussi di sawar trop ci wax loolu. dinaa sawar chaque fois fu ma toog di wax suma carrière. dëgg la parce que du carrière bu ndaw. xëy na nag yàlla moom mooy ki nga xam ne ni moom lépp lu mu dogal rek. dafa am temps dafa am heure boo xam ne ci lay ñëw. man ma koy santee suñu borom nag du ma mos a xaddi. parce que depuis 98 maa ngi commencé ci danse à Diourbel quartier Thierno Kandji maa ngi leen di saluer au passage fa laa commencé musique di def fecc funki mais nag mënu ma woon fecc quoi. mënu ma woon fecc ci ginnaaw laa doon nekk di wéy dama doon wéy rek ba sama copain yi nga xam ne ñoom laa nekkoon nag Coxis lañ ma daan wooyee. d'accord waaw léegi 99 ma ñëw Dakar nekk Yëmbal Bass technicien xam na loolu bu baax. ma nekk Yëmbal bi ma ñëwee Yëmbal après ci laa nekk ci benn groupe bu ñuy wax dëgg ji. ñu nekk 7 personnes ay élèves lañ yoo xam ni xam nga Fosco yi rek ñoo leen ñoroon mais ñenn ñi xëy na affaire comme jàppee wuñ ko loo xam ne lu ne si ñoom la. jàppee dem ci école yu xam nga type si ci gelle affaire yi man loolu concerné moom. man def lépp lu may def dama ciy dem ba jeex. léegi ci noonu ñu benn copain ñu rejoindre ñu 8. kooku ñëwoon rejoindre nag. ci la ñu génn man ak moom créé groupe bi ñuy wax Raaf ji. yaakaar naa Bass xam na Raaf ji. bokk nañu ay chaînes yu bëri yoo xam ne nii aussi ci Yëmbal ak ay groupe yu mag ay Matador ay Simon ñooñu ñëpp bokk nañu ay chaînes. suñu premier single muy mariage forcé. waaw yaakaar naa clip boobu tamit def na benn buzz boo xam ne nii macha allah. bi ma ñëwee noonu nag ci la ñu créé Raaf ji nekkoon 2 personnes par la suite ñu am beneen fii bu ñu fekk si muy Sistana man la woon ak Babs LG ak Sistana. ci noonu 2006 ci la ñoom ñaar ñooñu xam bàyyi groupe bi nekk ci yeneen quoi parce que kenn ku nekk dafa am sa vie privée mënoo dugg ci vie wu jàmm li ngeen di ànd ngeen nekk moom bu génnee loolu lu tax mu génne moom la concerné man ma wëlbatiku di def carrière solo ci en même temps Raaf ji ci noonu beneen copain jógee Pikine boulangerie la ñëw Yëmbal moom it da doon sound léegi ci kooku ba mu ñëwee ñu nekk 2 personnes copain bi nekkoon ak Pikine ci boulangerie boobu mooy Barham ak Big Bay mën naa wax seen tout parce que samay ami lañ ba léegi samay gaañ lañ. dañuy déggante nekk bi rafet na quoi dara ñaawu ci. xëy na comme li ñuy wax rek objectif yi ñoo bokkul. mais tax 2013 rek nga jël sa carrière. voilà waaw pour bañ a kii la pour jël temps bi. waaw 2013 parce que en 2010 ci laa commencé def gëstu musique dama doon def rap mais teewul dama doon gëstuwaal musique parce que dama xam ne musique du benn branche rap du benn branche rek rap musique la quoi
ba tax ma demoon doon gëstu def ay cours particuliers ak ay ndaanaan yoo xam ne ni macha allah demoon naa ba école des arts bon mooy xaw ma woon may xam nga yenn kii may def cours particulier par la suite nag laa ñëw Douta Seck waaw laa ñëw Douta Seck ma ñëw Douta Seck nag ma sant yàlla bu baax a baax di gërëm suñu professeur monsieur Coly yaakaar naa Adolphe Coly je pense que Sénégal yëpp xam nañ ko parce que ndaanaan la boo xam ne nii li ñuy wax rek ñi nga xam ne nii maanaam ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yeeyoo yenn yi bon joxuñ leen ko quoi mais Adolphe Coly tey jii may gërëm bépp musicien wala bépp artiste boo xam ne yaa ngi def sound mais ñi ngi ko war a jox cër jox ko li mu moom. D'accord alors bi nga jëlee sa carrière solo en 2013 jël na sama xol 2013 jël na sama xol waaw day bi jël na sama xol moom laa njëkk a def single. waaw def ko clip moom it yaakaar naa jaar na fii sax je pense. jaar na RDV jaar na DTV. dama leen di gërëm ñaari télé yooyu dama leen gërëm bu baax parce que nit ki bu la defalee teraanga da nga koy sant parce que nee nañ ku gërëmul doomu aadama doo gërëm yàlla def na ne balaa nga may gërëmal sama mbokk yi parce que lépp lu muy yàlla def ci nit la koy jaarale yàlla du def dara di la ko jox direct mais da koy jaarale ci Asi wala mu jaarale ko ci Baye Assane Pa Assane kon philosophie neex voilà non loolu mooy àdduna c'est que xam nga nit daal lépp looy def gëm ko c'est important man bu ma nekkoon koo xam ne tey jii gëmmali ma de bàyyi naa ko yàgg parce que lu nekk dégg naa ko yaa ngi boobu léegi gisoo lii yaa ngi ma ne leen man li ma gëm naa ko ku ma ci mën a jàpp mel na sax sama rak dëgg la am na solo alors puisque waxtu bi mu ngi ñuy xaw a dab tuuti wax ñu rek aujourd'hui ci lan nga nekk. waaw merci beaucoup et puis ak sa carrière aussi c'est bu fekkente am nga projet. waaw ci projet waaw ginnaaw bi ma génnee single bi nii. Love the Baye Fall bi. maa ngi liggéey ak benn label. pour album. daanaka sax deuxième single bi yëpp démb si guddi daanaka fa laa fanaan studio laa fanaan. maa ngi enregistré. suma album. muy Mamour maa ngi koy saluer passage ak ñi muy liggéey ak ci album la ñu nekk. le 14 février bi tamit bëgg nañu benn programme Kër Massar. le 11 avril suma anniversaire. waaw ñaari date yooyu moom ci la kaleegu ci laa nekk. ak ay enregistrement. démb sax morceau bi nga xam ne moom laa doon enregistré. dama ne woon sax dama leen ko ñëw ñamal leen ko. waaw ñamal de. vite en quelques secondes. vas-y. voilà morceau bi mooy li ma la wax rek lépp lu waay def wala mu bëgg ko soo dégloo morceau bi dinaa ko wax ci biir. parce que morceau mi ngi tudd musique. Bas maa ngi la koy maya ak Rasoul sama copain. Mama laay amma ko laay musique jaral na ma mais refrain bi yéen a koy wéy ah c'est facile yi rek la musique jaral na la c'est bon mama laay amma ko laay ay co jaral na la esaay mama laay amma ko laay ay co music is my life, I like music. Jaral na ma ba def loo ma fu ne ma dugg joxe man suma faay am ñi ma saf am ñi ma sox lool di ma yokk mi gën a like music ku weddi laaja Samba Ñaŋ sama waay séeri lobe ku jël moom laay am ma ko laay. Alors c'est important, c'est sur ces notes-là ci notes yi nii la ñuy daal dem rek di ko remercier bu baax a baax moom Binguel Jolof